altine fukki fan ak ñaar ci koor atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm si xibaar yi marax gi li ci gën a fës ñàkk amal gi ñu ñàkk amal ajuk Marial Popenguine atum 2021 bi ak njeexital yi nga xam ne jur na ko ci askanu Popenguine nag li ko war ci wàllum koom-koom ñi nga xam ne doon nañu jaay ak jënd waaye nag ñi nga xamante ni biit ñoo di askan wi si doon xaar ay yeesal yi wàllum yoon ak li nga xam ne moo di wàllum jëfandikukaay gi di courant ndox yooyu yëpp nga xam ne daal am si jamono joojee jooy nañu google acc dinañu wax tamit ci njiitu réew mi président Macky Sall mi nga xamante ni bii daan nay am ab roplaan bu yees boo xamante ni bii moom la war a daloo fukki fan ak juróom benn ci weeru sulet bi ñu dëkkmal moom la roplaan di A320 Neo war a fay wuutu aéronef bi nga xam ni moom la yoroon atum 2001 la ko réewum Sénégal amoon à 319 dinañ ci ànd ak ay leeral El Hadj Malick Cissé ak jëruñ ji nga xamante ni bii it mu yor wàllum jokkaloo bi si biir xibaar yi dinañu daal di wax si ñaar fukki fan ak ñeent si weeru mai bi nga xam ne moom la ñu jagleel nag wàllum bu daaxee di bricolage si àdduna wërngal képp réewum Sénégal nag liggéey yu ni mel bëri na ci li nga xamante ni bii dinañ koy defaraat di ko daal di jooyanti ginnaaw ak yàquteem si gëstu bu yaatu boo xam ne nañ ci ànd ak Ngor Diouf dinañ ci toftal nag ngir jeexal li nga xam ne moo di xibaar yi tàggat yaram yi ki niñ koy defee altine ju jot xibaar yi tàggat yaram jëlañ ci ànd ak Pape Malick Diaw mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës si bile jotaay nees kii ñu def si faram fàcce. tey jii mooy aj gi ñu daan amal ca Popenguine tey la am si atum 2021 waaye nag amel fe nañ ko daal di defee si noo xam ne nu woyefeel li ko waral di mbasum coronavirus di ay njàngu yoo xam ne def nañ ko sa biir jàngu ya di li nga xam ne moo di paroisse ak diocèse yi ñi nga xam te ne bi ñoo di askanu Popenguine ak li ko war nag nañ daan gis seen bopp bu baax a baax si googale aj ci wàllum koom ren demeewut noonu ñu koy jooy bu baax nag waaye nag li nga xam te ne bi moo si daan gën a fës di yeesali yoon waaye tamit lu jëm si wàllum courant meeg ndox mi daa mel ni dinañ ci daan jooyanti lu bari atum ren loolu yëpp amul ñu dem ba Popenguine fekk fa mu dagakan borom solo bu jekk bi mooy ancien chef de village bu Popenguine reetaan bu neex bi mu ngi nëbb naqar bi nga xamante ni moom la am ci li ñu amalul pèlerinage marial bi loolee andil na jafe-jafe bu baax askanu Popenguine. du Popenguine rek la koy def sax fii bay jes dëkk yi wër yëpp Pentecôte bi daf leen di indil dara ci wàllu koom ci dëkk bi nag moom ñun dañu am sens yi Pentecôte bi mu di ñu développer Popenguine tuuti parce que Popenguine dafa bare extension mais léegi bu Pentecôte bi boon jub waxtu yi waroon na fekk ñiy def extension ndox ñu ngi def ñiy def extension courant ñu ngi def branchement sociaux yi camion UCG ñu ngi ñëw di an mbalit mi ci dëkk bi. ñoom askan yi am nañ tamit beneen jàqare at bu ne dañ daan profité ci liñ doon vider fosse yi te duñu fay dara ñaari at yi mu amul tax nañu nekk ci njàqare. loolu ça fait 2 ans defuñu ko te surtout problème mu camion vidange yi daf ci am dëkk bi ñoo xam ne ñi Popenguine ak Ndeyaan ak Popenguine séeréer ñoom ci Pentecôte bi la ñuy dépendre fi mu ne nii bu ñu leen ne Pentecôte bi du am rek seen fosse it nañu tuuru mais amuñu moyen yoo xam ne yi dinañu mën a fay camion pour ñëw dindi leen ci Pentecôte bi at lañ leen daan dindil ku ciy ñëw même bu feesee sax da nga naan naaxaar Pentecôte bi vraiment bi loolu amul nag vraiment impacté na trop ci dëkk bi. boo duggee ci dëkk bi tekkaaral bi ak wéetaayu mbedd yi dafay wuute lool ak xumb yi nga xamante ne moo daan am bésu pèlerinage yi nga xam ne remul woon rek ci daal di dëgëral ngëmu chrétien yi waaye da daan duunal poosu commerçant yi doon jóge fu ne di ñëw. mun dagaagan di ko jaajëfal sa diwaanu Mbour ñu dellusi si Ndakaaru waaye tamit wax loo xam ne dañ ko seetlu si dendu Afrique bi di volcan yi nga xamante ni bi dañuy yeewuwaat wala nag ab laaj samp ndax réewum Sénégal ngi si bàyyi xel ndax fu mel ni Faaru Mamel yi gis nañ fa volcan buy nelaw waaye nag askan wala li ñu dalalee seen xel moo di loolee yaakaaruñu ne dina daal di yeewu donte nag xam nañ ne mën naa indi jëyee foofee waral nag ñuy woo ñi nga xam ne ñoo di kilifay réew mi ngir ñu gën a mën a sàmm seen kaaraange ak seen nekkin sa diwaan ba ak seen liggéey yi nga xam ne fa la ñu nekkee di ko fa def waral ñu dem nemmeeku ji ni mbir ya fa mu toll ak ñoom askan ba nañ ko gisee ñu ànd seeg Abi Ndiaye ak Sidi Niang. ñoo ngi fii ci Phare des Mamelles ci tefes bi ñuy woowee tefesu biir ab dal dëgg lañu fi nemmeeku ay nit ñu bàyyeekoo feneen ñoo fi faral di ñëw lu bari tefes bi am na xar kanam bu bees ci gis-gisu ñu fi yeewoo ci boor bi ñu seen fi Daouda Fall moom mile li mu xamle mooy gisu fi benn loraange ci volcan bi lee
ay fukki at ak lu topp ñoo ngi fi di daan suñu doole wax dëgg yàlla waaye place la boo xam ne ni place bu baax la ñëpp a fii wàcc daal ñëpp a fii wàcc wax dëgg yàlla comme li nga laaj ni volcan yi affaire yooyu ñun dégg lañ si am wax dëgg yàlla waaye mosuñu fi gis benn danger wax dëgg yàlla mosuñu fi dégg benn danger bu am fii nii si place bi wax dëgg yàlla waaw gars yi ñu ngi fiy daan seen doole di wàcc di dem sóoraale xanaa kay ñu jàppale ñu bàyyi ñu ak suñu place bi ñu defar ko ndax fi la ñuy daanee suñu doole daal. Philippe Young mi ngi dëggal li góor si wax moom allemand bile dëkk fii ci diiru ñaari at jàpp na ni duñ fi gaaw a dégg éruption volcanique. Je suis conscient que ça c'est une région avec un ancien volcan. man xam naa ni dëkk li nga xam ni mooy ci wetu Phare des Mamelles am na ay conséquences waaye yaakaar naa ni li nga xam ni mooy Phare des Mamelles bi volcan bi pour mu yëngatu dina xaw a doy waar mën nañu wax ni am na risque waaye yaakaaruma ci jamono yi di ñëw li nga xam ne mooy volcan Phare des Mamelles. Ça peut changer un peu le fondement et ça peut résulter qu'il va avoir des éruptions. Moussa Ba moom ab jeune menuisier la ñu fekk ko ci biir kabaanam mi ngi woo njiitum réew mi mu gersu leen ci situation bi nga xam ne ñoo ngi koy dund fii ci Mamelles. damay sànni message ci gouvernement bi parce que ñun ci dëkk bi lañ dëkk fii lañ juddoo yaroo fi am na loo xam ne muy fii am ci loo xam ne ci lu bëri ñun mënuñ ci dara. dañuy gas yoo xam ne mooy machine su ñëwee gas suuf si day yëngu te volcan bi fii nii dafa yàgg. am na loo xam ne tey lu mu munti mel lu mu yàgg tamit tey am na loo xam ne war nañ ko mën a moytu parce que paa yi ñoo ñaanoon te paa yooyu nekkatuñ fi ñun ñoo fi nekk jamono ji ñi nga xamante ne tamit ñi amoon xam-xam boobu nekkatuñ fi kon tey war nañ mën a sooraale ñu bàyyi domaine maritime ñun ndaw ñi ñun ñu liggéey. dëkk ak volcan fii ci Phare des Mamelles doon na mbir moo xam ne ñi fi yeewoo ñu ngi koy dund ak xel bu dal ci étude yu géologue yi def éruption mën na am fileek ñu ngi agressé Mamelles bile ci kàddu ñu dëkk fii benn loraange amu fii donte éruption volcanique mën na am saa su ne. njiitu réew mi président Macky Sall dina am roppalaan bu yees aéronef bi nga xam ne moom la yoroon di A319 dañ koy soppi ab A320 Neo di ab roppalaan boo xamante ni bii moo koy gën a daal di dëppook jamono loolee nag dina ko mën a delloo fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sulet loolee di kàddu yoo xam ne mu ngi tukkee ci gouvernement bi ginnaaw bi nga xam ne saytu nañu ne roppalaan boobu nga xam ne réewum Sénégal 2001 ba léegi la ko yoroon dafa commencé màggate liñ ko bëggee soxlaa dëgg mënatu ko pour tënk jukki boobee nañ ci ànd ak El Hadji Malick Cissé. commandement présidentiel bu Sénégal dina am avion bu bees boobule appareil fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet nañ koy xaar compagnie Airbus moo koy réceptionné avion de commandement présidentiel A320 Neo bu bees tàq lay doon mu nar a wuutu appareil A319 te ñu defaroon ko atum 2001 te boobule appareil sax seconde mai la ko Sénégal amoon novembre 2010 mu tàmmali woon nekk service 2011 lu muy tekki mooy A319 bi dafa xomaat rax si dolli lu muy dem visite technique dafa bari mu nekk ay dépenses yu am doole ci état wu Sénégal mbir mi yamul foofu charge maintenance ak exploitation yi yu mu doon def tamit dana wàññeeku lu mat a leeral mooy appareil bu bees bi ñu ngi koy xaarandi fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet te am na contrat d'achat bi nga xamante ni signé nañ ko ci juin 2019. roplaan bu njëkk ba dañ koy jaay bi nga xamante ne bii mooy wees bi ñu jënd it ñoom ñaan yëpp kenn xamul njëg yooyu nga xam ne moom lañ leen di jaayee bañ koy jëndee loolee Omar Gueye xamle ne li ko waral moo di wàllum kaaraange del si wax na nag si li nga xamante ne bii moom la wax li waral ñuy jënd roplaan boobu nga xamante ne bii moom mooy bu yees bi ñëw ndaxte bu njëkk ba dafa màggat liñ ko soxlaa dëgg mënatu ko Omar Gueye si jokkoom ak i rajo ak Alassane Samba Diop. président de la République buy voyager dafay louer avion location yooyu dafa seer trop te it location yooyu assuré wul toutes les conditions de sécurité. Quand je parle de sécurité, c'est pas sécurité de vol, mais xam ngeen ni président Macky Sall président de la République buy voyager fonction bi même bu nekkee ci jaww ji fonction boobu day continuer day xal di nekk en liaison avec les responsables civils les responsables militaires te loolu dafa war a dañ ko war a sécuriser à tout point de vue donc loolu moo tax ñi xam mbir moomu bu baax a baax biñ ci liggéeyee ñu xam ni wutal président de la République avion moo gën di continuer di louer ndax avion bële
wax dëgg yàlla liñ ci doon xaar amatuñ ko. mais avion bi ñaata lay jar. waaw loolu mënuñu ko wax pour le moment léegi nii ndax dafa am ay mbir yoo xam ni dafa bokk ci wàllu secret défense du lépp lu ñuy jënd rek wax ko. jamono ji ñu nekk nag ci ñàkkum koom nga xam ne moo daal di ëlëm ñëpp jënd lu ni mel du nekk loo xamante ne bi askan wi soxla nañ ko ci kàddu yi Elimane Kane mi nga xam ne mu ngi nekk ci société civile bi jiite Lex Africa li mu gis moo di jamono ji réewum Sénégal war woon a taxawee taxawaay gu ni mel war nañoo am lu ñu gën a soxal lu dul njiitu réew mi di jënd ay roppalaan yu yees ñu teewlu ay kàddoom ci jokkoom ak iRadio. gis-gis bu njëkk bi mooy communiqué ministre bi moom matul parce que boo demee ba ne da ngay takk sa fit nga wax Sénégalais ni ñun dañuy jënd avion bu bees ak jamono bi ni mu méttee war ngaa wax ba mu leer nañ avion boobu ñaata lay jar ak naka lañ ko jëndee lan moo waral ñu ne Airbus moo leen di jox avion boobu donte Airbus xam nañ ko ci àdduna que ni dafay développer gamme produit yu yoo xam ne daf koy déjee ci ay privé produit de luxe la nag VIP ma wax la ko da koy de jox privé yi ak gouvernement yi donc Sénégal bëgg a bokk ci yooyu alors léegi lu ñuy njëkk a jàpp mooy mbir mi leerut xamuñu quelle procédure lañu appliqué pour def loolu ensuite est-ce que jamono ji ñu toll tey jii nii ñun président Macky Sall war na jël décision yu mel naan day jënd boppam avion alors que réew mi nekk ci guuta gu metti koo xam ne ni ginnaaw bi mu jëlee suñu alal du bari kenn xamatu sax nu mu toll tey jii nii def ko ci projet yu mel ni TER yoo xam ne ni ba tey ñu ngi nii train yi fi indi ñu ngi nii poussière ba attaqué leen alors nga nekk ci yooyu yëpp peuple bi di la muñal loolu yëpp ngay xëy ci jamono boo xam ne ni ñu ngi jóge ci mbas mu métti yow yaa ngi jóge ba ci démb Paris dem di yalwaan encore ñu mayaat la yokkalaat la bor bi nga xam ne yow daanaka li nga ci mënoon def nga ko lépp li nga xamoon ci wàllu réserve yi nga mën utiliser li ñu koy wax droit de tirage spéciaux yooyu tamit yow matalal nga ko léegi ngay dem di ñaanaat encore nga bugg nag ci jamono joojule nga ne nag da ngay wut avion loolu du loo xam ne ni yenu na maanaa parce que àdduna bi boo ko jëlee un tiers état yi amuñu avion boo xam ne dañ ko jagleel seen président te pourtant Sénégal nee nañ dafa bokk ci ñaar fukk ak juróom réew yu gën a ndóol ci àdduna bi kon lan moo waral ñun ñu ne dañuy dem di jëli ay avion VIP. ñu wax lu jëm si wàllum politique bi ñu yëglee li nga xam ne moo di jongante yi si gox yi ak gox xaan yi ba léegi jàpp nañu bés ba ñi nga xam ne ñoo ngi si wàllum politique nag ñu ngay wéy di fëttaka dal sa diwaanu Njàmbur ñi nga xamante ne bi ñoo fari si APR ñoom it daan nañuy dajaloo wax li nga xamante ne bi jot nañ ko liggéey ak naa li nga xam ne am nañ ko si élection yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal ginnaaw bu fekkee ne daan nañ leen joxaat bopp ñu dem ba Njàmbur fekk fa Momar Alice Niang ak Mactar Seck. jongante yi jëm ci élection locale yi mel na ni tàmbali na ci diwaanub Njàmbur nga xamante ni maire ba di Moustapha Diop dafa profité ci ay bés bi rek ngir nag dajawaat mbooloo mi topp ci ginnaawam gannaaw caravane bu nga xamante ni wane doole lañ ci jublu woon maire bu Louga rafetlu loolu réalisation yi nga xamante ni jot nañ ko def ci commune bi waaye it bokk na ci mu annoncé ay programme yu jëm ci wàllub yoon yi. tali yi nga xam ne moo ci des muy quelques tali lu mel ne tali bi jógee garage Fajar jëm passage à niveau pharmacie Khady Diop li mel ne tali bi jëm route de Koki lu mel ne tali bi jógee Sereps jëm marché Koumba Mayar ñu koy woowee rue Lieutenant Sidi Diop le 25 incha allahu rabbi le 25 mooy mardi dina am benn équipe bu ñëw pour xool tali yooyu ñu commencé koo defar may wax sama gars yi rek waa Louga ñu xaar rek te dal te xam ne incha allahu rabbi li ma waxoon dinaa defar Louga bokk fi ñëwati dootoo waxati tali doo waxati lamp doo waxati assainissement doo waxati infrastructure. maire bu Louga di wax ne rek mi ngi tàllal loxo képp kuy doomu Njàmbur ngir nag nga ñëw fekk si ka ngeen ànd liggéey dëkk bile ba mu doon dëkk yi gën a rafet ci Sénégal. maa ngi tàllal loxo ñëpp bàyyiwuma kenn bàyyiwuma benn parti politique doomu Louga yëpp laa tàllal loxo nañu ñëw ensemble ñu ànd ci élection yi gagné ndoo ko ensemble continuer liggéey bii def dëkk bi defar ko ba nga xam ne bu ëllëgee vraiment Louga bokk ci ville émergente yi nga xam ne dana ci biir Sénégal. gannaaw commune bu Louga moom jaraaf bi xamle na ni ci ay bés yi jëm am na tournée de mobilisation bu nga xamante ni daañu ko amal ci biir département bi.
si wàllum politique ba léegi ak loolu bi nga xamante ni bi PIT amal nañ ko si diwaanu Tëngéej di force si ñoom ngir ñu dellu siwaat nag si coalition bi nga xam ne si la ñu bokk si biiram Benno Bokk Yaakaar li ñuy sàkk moo di képp koo xam ne bokk na di parti si boobule coalition ñu yamal leen si wàllum élection yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal am na ay yeesal yoo xam ne nag war nañ koo def di congrès boo xam ne dina yeesalwaat parti bu baax buñ sukkandikoo si ki nga xamante ni bi moo di jëruñ jëwoon Samba si ñu teewlu ko ak Babacar Seck. war nañu gën a bàyyi xel ci lii nga xam ne lañu jublu mooy lan mooy pal bi nga xam ne nar nañ ko def ci gox yi ak gox-goxaan yi muy élection territoriale yi ñu nga xam ne dëgmal nañu leen pour ñun waa PIT élection yooyu dañu laawaale élection yoo xam ne ñoo leen nar a topp mooy lan mooy législative yi ak présidentielle bi ñëw kenn mënu ko teqale ba tax na taxawaay bu mot bi nga xam ne ñun waa Benno Bokk Yaakaar ñun majorité présidentielle war nañ ci taxaw war na nekk taxawaay boo xam ne motam du may beneen porox ndool pour leneen am fi ndax bu ñu ko defulee boo moytul li mu yàq dina bari ci élection yooyu nag pour mu mën a yomb ñuy woote ñun suñu àndandoo yépp nañu gën a laayante biir mooy ñu seet si yan anam lañuy fexe ba nga xam ne du ñenn ñi ñoo aakimoo lépp am nay incompatibilité yoo xam ne déjà yoon bi dàq na ko leer na wante est-ce que waxtu wi laajul ñu gën a yaatal loolu pour li ñuy mën a séddale mu gën a xaw a yaatu ñu bari mën ci bokk ngir dalu réew mi loolu nag dañ ko waxtaan dañ ko war a waxtaan ak suñu partenaires yi wax nañ nag camarades yi ñu jóg ci ñu taxaw ci élection yi ñu def ko seen mbiru bopp pas pour intérêt parti bi rek mais pour intérêt réew mi ndax réew mi moo war a tax a jóg képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci politique. génn si politique bi wax lu jëm si wàllum njàng meeg njàngale mi ak commune bu Bargny bi nga xamante ni bi daloon na ab bërëb bu tàggatu nga xamante ni bi dañ ci mën a yër waaye jaare ko si xarala yu yees ñu duppee ko médiathèque loolee association bi nga xam ne mooy wuyoo si turu suñu bibliothèque ñoo ko taxawal nag di gën a xirtal ndaw ñi ngir ñu gën di yër di jàng ak nafar loolee dina doon lu am solo boobu lay bërëb nag ñu ngi ko tuddee bindkat ba Abbas Ndone ñu dem ba Bargny fekk fa Babacar Seck. ngir may askan bi ñu mën a nafar teg ci jotee ci jumtukaay yu xarala yi association bii di sunu bibliothèque ànd ceeg commune ba def nañ inauguration médiathèque bu Bargny mu nar a nekk jumtukaay buy ñaax xale yi ngir ñu fay ñëw. ni ñuy def bari na maanaam dañoo commencé d'abord am ay jumtuwaay yi nga xamante ni xale bu ko gisee dana si kontaan dana sawar si wut xam-xam. donc muy ay ordinateur muy ay tablette yooyu bokk na si yi nga xamante ni bu ko xale yi yoree dana tax ñu sawar bâtiment bi ngeen di gis nii aussi dafa connecté dafa am wifi fépp ba nga xamante ni xale yi bu ñu ñëwee ak mag ñi dinañu mën a connecté aussi def li nga xamante ni moom la leen tax a jóg muy lire mais muy aussi yeneen activité dañoo am fa nga xamante ni aussi xale yi mën nañ fi fo mooy fi ngeen di gis ne si biir mën nañ fi jàng aussi donc yooyu gis nañ ne boo ko defee dana tax nit ñi dinañu gën a sawar si mën a def mën a di ñëw fii di def liggéey bi si war. médiathèque bi ñu tudde ko bindikat bi di Abbas Ndone fekk baax ca Bargny mairie ba nar cee ànd ak sunu bibliothèque ngir gunge ndaw ñi ci seeni gëstu. xale yi tey dañu nekk ci yeneen anam yoo xamante ne peut-être que talatuñu pour di lire alors que gëstu lire day tax ngay xam boo xamee da ngay xamle donc une médiathèque loolu mooy objectif am xale yi médiathèque bi dina tax xale yi mën a ñëw fii sàkku xam-xam pour seen bopp pour la société et pour seen environnement. Abbas Ndone donc romancier la bokk ci romancier yi nga xamante ne ñoo gën a am xam-xam ci continent bi il est reconnu ñëpp xam nañ ko ci mën a bindam ñëpp xam nañ ko ci xarañteem loolu moo tax man jàpp naa ne mënuñu woon tudde médiathèque bi keneen ku dul Abbas Ndone. ñu bëri ñu lëkkaloo ak association bi di sunu bibliothèque gën nañoo fësal seen jàppale ku ci mel ni ministre bi ñu dénk koom gi plan ak coopération jëmmaloon na bés bi ak teewaayam. ñëpp seetloon nañ ko Sénégal dafay am ñoo xamante ni bi bu ñu yoree loo xam ne lu yàq woon la muy jumtuwaay yu xarale wala bon loo xamante ni bi mën nañu jàpp ne sax defaree wuñ ko si dëndu Afrique yëpp buñ koy defar day mel ni ñoom buñ koy daal di joyantiwaat defaraat ko day mel ni si ñoom la jóge woon xarañteef googee ñu àndal ak bëccëg bi nga xam ne moom lañ ko jagleel tey di ñaar fukki fan ak ñeent si weeru mai di li nga xam ne moom la ñu duppee biiru classe dabbu daaxi googee nga xam ne mën nañ ko lool waral nag ab gëstu boo xam ne def nañ ko si ñoom ñuy daal di réparer mbooleem xeeti ay jumtuwaay yu xarale lépp nag mi ngi aju si xeltu waaye tamit ànd ak dal ak bëgg li ngay def gëstu boobee dañ ci ànd Ngor Diouf ak Seydina Mbaye. bricoleur di ab métier buñ gën a xam ci réparateur fii ci Sénégal ñu bëri di ci yëngu di ci daan seen doole
donte laajut njàng wante xarañceef ak bëgg-bëgg rek lañ ci nemmeeku. lunette mën nañ defar lunette non bët bi day toj waaw bu tojee mën ko rechange comme opticien rek nu muy liggéey alim gaz xam nga moo nekk noonu loolu brûleur la gaz day flammé lele bu flammé ñu koy defaraat mën nañ defar lu bëri même guitare mën nañ ko defar tamit bu yàqoo non non kooku moom bàyyi kooku bàyyi bu jàll kooku moom ñu bëri jaaruñ ci école ngir ñu tàggat leen ngir ñu mën a àddu ci li ni mel nguur si jàpp rek ne xarañteefam ak bëgg-bëggam moo ko ci bàyyi. La personne il faut que nga am ambition bi yow yaa koy bëgg day nekk sa xel nga ut ko dimbali parce que là à l'époque amuñu woon benn centre de formation bu nekkoon fii sauf kii moo fi nekkoon comment dirais-je de la fosse te de la fosse formation technique la lay defar mais pas télévision heure rek moo fi nekkoon et puis on apprenait par correspondance école bi da lay envoyé document nga xool ban nga si bëgg soit réparation télé wala mécanicien et tout ça léegi. bile réparation ñu ci yëngu ñuy jànkuwante ay jafe-jafe yenn saay waaye nguur si jàpp rek ne am na nu mën a def ba mucc ci. après damay teg samay rajo ne man nii lay liggéey wala maa ubbi sa télévision pour bañ ay wax di si am ak wala may perdre sama temps dama naan la man sama diagnostic nag moo koy fay sama vérification bu ñu juboo parce que ki nar a fay du question diagnostic moo leen di boole te kii naa yi bokkuñu am na ñoo xam ne boo leen koy wax ñu la yàppat problème am ñoo xam ne boo leen koy wax ñu la waaw mais man après réparation man nag je suis obligé expliquer leen pourquoi moo imposer sama vérification mën naa ko ubbi duñ tombé d'accord encore mën naa ko ubbi du ma gis panne bi mën naa ko ubbi du ma am pièce bi mën naa ko ubbi duñ d'accord si prix léegi looy def waa gannaaw. bricolage nekk ab liggéey fii ci Sénégal ay ndaw ñu bëri di ci liggéey di ci gis seen bopp donte liggéey bi laajut benn yoon formation te ni bëgg-bëgg di ñu gën a ñoŋal bi le secteur. di ko jaajëfal Ngor Diouf ki nga xam ne moo di docteur Malick Diop te directeur général kër gi nga xamante ni bii ñooy taxaw ngir mën a jaay li nga xam ne moo ñëwee si réew mi si biti réew amal nay tànki nemmeeku nag si altine ji si biir kër gi nga xam ne moo di E-Media waxtaan yaatu woo xam ne li nga xam ne moo ko sumb moo di joxante loxo ngir liggéey am na ay naal yu bëri yoo xam ne bëgg nañ ko ànd liggéey ñu ànd si teewlu leeral yi nga xam ne def na ko si micro Mame Seynabou Babou. waaw xam nga keroog groupe E-Media dafa ñëw seet si ñu fële ci ASEPEX ñu waxtaan bu am solo ak DJ Boubacar ak équipe am bi ñu dajeek suñu équipe yi ñu waxtaan lu bëri ñu gis que ne ñii de ci li ñuy yëngu ci ASEPEX waaye itam ci expo universelle bi ñi di ñëw te ñu war ci dem ci Dubaï ñu gis que ne war nañ ci mën liggéey waaye xam nga ki ngay liggéeyal tamit foog nga gis lan la yore ci am jumtukaay pour liggéey boobu moo tax ñu ñëw fii xool yan jumtukaayu xarala lañ fi yore ñu gis nag surtout jumtukaayu xarala yu bees yi macha allah E-Media liñ ci yore mucc na ayib te gis nañ ne méngoo na ak tey jii nii ñu li ñu soxla li nga xam ne tey jii nii mën buñ ko jëfandikoo dina mën dajal lépp dajal li nga xam ne moom mooy doomu Sénégal yi nekk ci bitim réew ñu nekk ci biir réew meeg yooyu. donc loolu tamit waxtaan nañ ci ñu ñëw tey daje tamit direction générale bi ñu gis ne que ni ñu xalaatee noonu lañ xalaatee donc liggéey bi dafay yomb. projet mooy tey jii nii ñu am partenariat boo xam ne tey bu ñu ci liggéeyee dafay dal ci lépp luy cible itam loo xam ne tey jii nii lu Sénégal def lu baax fële ci bitim réew ci Dubaï ñu mën ko wan doomu sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew. mu ngoog teg nañ bàkk bi xibaar yi tàggat yaram ñaan sekk Pape Malick Diaw ni ki altine jot Pape Malick maa ngi leen nuyu.
dañ koy dooree ak li nga xam ne moo di Coupe CAF Jaraaf bu Ndakaaru daan nañuy teg seen i ngànnaay wér nañu ko ginnaaw bi nga xamante ne bii daanu wuñ ñi ki démb waaye nag victoire bi ñu am taxut ñu mën a jàll ci wérngal bu mujj bi. mu taxawul ñu mën a jàll gannaaw ba ñu daanee kii di Coton Sport 2-0 waaye nag li nga xam ne moo di but à l'extérieur bi Cameroun ay am moo waral seenub élimination gannaaw élimination boobule nag ñoom club boobule dañuy daal di wëlbatiku jublu ci li nga xam ne moom moo di championnat bi ndax bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di Youssou Diallo di président directoire bu Jaraaf jàpp na ni lu dul championnat wala coupe nationale moo leen mën a delloo ci li nga xam ne moo di compétition africaine boobu wala boog bii nga xam ne ci leen jóge te ñu jàng ci te màgg ci it bu baax ñu teewlu ko ci micro i rajo. waaw championnat bi moom ñëpp xam nañu moom mooy suñu gagne-pain parce que tey jii ñëw nañ Afrique ñam nañ ko neex nañ bëgg nañ delluwaat Afrique mais pour nga delluwaat Afrique nag foog nga gagné mais Jaraaf ñëpp ku ko xam na compétition bu koy démarrer da koy démarrer pour gagner maintenant nag Coupe d'Afrique bi jeex na on va maintenant nag se concentrer si championnat bi et am naa yaakaar ni ñun championnat bi buñ ci concentré bu baax comme li ñu wane tey comme li ñu wane suñu match Coupe d'Afrique buñ ko wanee aussi si championnat war nañu mën a am dara wala ñu mën nañu gagner championnat wala ñu mën a gagner Coupe d'Afrique. ñu ngay wax ñu ngi concentré ci championnat bi waaye laata loolu nag jéey ji nga xam ne amoon na ci stade ba faaw ñu wax ci ndax ay daan doo leen ci mën a fekk. mu nga gannaaw bañ leen éliminé ci li nga xam ne moo di Coupe CAF yenn ci ay nit dañu wàcc song li nga xam ne moo di ñeenti arbitre malien ya officier woon li nga xam ne moo di match bi foofee ca Lat Dior waaye nag gannaaw incident boobu ki nga xam ne moom moo di Malang Diédhiou di responsable arbitrage bu zone A bu confédération africaine de football moom jàpp na ni lu ni mel mënu ko nangu rawatina ci réew mu mel ni Sénégal te taxaw na tem bu fekkee ni ñeenti arbitre yooyu bëgg nañu yóbbu li nga xamee ni moom moo di mbir yooyu ci tribunal bëgg na ci ànd ak ñoom gunge leen ci ndax lu ni mel lu ñaaw la ci deru Sénégal ñu teewlu ay kàddoom. image yooyu noonu yu ñu gis dafa rafetul pour club Jaraaf rafetul pour football Sénégal yàq na image suñu réew moo xam ne réew teranga la loolu tax na ni bépp sénégalais de tout bord war na condamner lii te war ñu ko seetaan loolu moo tax ci sama qualité responsable arbitrage zone bi maa ngi condamner fermement acte yooyu noonu yu ñaaw yoo xam ne amul place ci football dirigeant yooyu noonu ñu ko def amuñu place ci football te dinaa taxaw dimbale arbitre yi bu ñu bëggee ñoom saisir justice bi affaire bi dem bo ci tribunal maa ngi ñaan waa fédération sénégalaise ñoom tamit ñu jël ay mesures pour sanctionner auteurs yi parce que acte yooyu noonu yu ñuy def ci stade bi mun na indi ay jafe-jafe pour ñun ñu mën a accueillir suñu match yi yoo xam ne équipe nationale da ko war a am ci échéance yi di ñëw ci stade Lat Dior bu ñu suspendre stadium bi dina ñaaw lool pour suñu réew ñuy dem di football bitim réew te du baax pour suñu équipe nationale moo tax fédération sénégalaise war na autosaisir jël ay mesures appropriées. des ci football bi wax ci championnat local bi ak yegg lépp fukk ak juróom-ñaari lu bëccëg bi pamanik dafa mel ni nag tey jii ci ngoon gi ay jongante yu bari résultat yi ni mu tëddee. résultat yi nii la tëddee ndax bi yu bëri mun nañ ko wàññi ci li nga xam ne moo di continuité wu lii di fukk ak juróom-ñaareelu bëccëg bi la mun nañ jàpp ne foofee ca stade Alassane Djigo Dakar Sacré-Cœur moom dafay témbo ak ki nga xam ne moo di jàmbaar ku ci nekk dugal benn bi ca stade municipal bu Mbao naka noonu témbo it ci diggante Gorée ak Seneps Excellence ku ci nekk dugal benn bi waaye mun nañu wàññi juróomi bi ci li nga xam ne moo di match ba amoon foofee ca stade Djibril Diagne ndax Génération Foot mi doon dalal kii di AS Pikine da ko mujj daan ñeenti bal ci benn waaye match bi nga xam ne Cheikh Sall moo ëpp bi ci li nga xam ne moo di bëccëg bile ca stade Albouri Ndiaye la ñu ko amale ndax Ñambour mi nga xam ne moo doon dalal ñaari tali moom da ko mujj daan li nga xam ne moo di juróomi bal ci ñeent mu nekkoon match bu am solo foofee ca stade Albouri Ndiaye mun nañ jàpp it li nga xam ne moo di victoire ba nga xam ne Casa Sport am na ko gannaaw ba mu fekkee ki nga xam ne moom moo di stade de Mbour ci fàttali bëccëg bi ñu ngi ko tàmbali ni ki samedi gile ak victoire bi nga xamee ni moom moo di woon bu Tëngéej ci kaw kii di Mbour Petite Côte gannaaw ba mu ko daanee juróomi bal ci dara.
jëm si wàllum championnat daanaka lu si ëpp jeex na Sénégalais yi nag ñi nga xam ne ñoo nekk foofu si dend Europe seen taxawaay ak li nga xam ne moo jëm si ñi war a dem si Ligue des champions ñeen ñi moom si relégation. mu ngoog mel na ni mbir yu bëri am na kon ci li nga xam ne moo di Europe rawatina Sénégalais yi foofee ca Europe ñu jàpp rek li nga xam ne moo di Boukary Soumaré ak Lille ñoom dañuy mujj nekk li nga xam ne moo di champion de France gannaaw ba ñu jiitoo Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye ak ki nga xam ne moo di Abdou Lahad Diallo ca Angleterre it mun nañ jàpp bonne nouvelle bi la ndax Sadio Mané dina mujj yóbbu équipe am ci li nga xam ne moo di Ligue des champions gannaaw ba mu amalee ab doublé wala ki nga xam ne it moo di Edouard Mendy moom ci jafe-jafe ndax blessure la génnee ci mujjanteelu matcham foofee ca Première Ligue ñu ànd ceeg Cheikh Diop. France doon nañ jongante bëccëg ba mujjee ci championnat bi Lille ak Boukary Soumaré ñu mujjee jël raw gàddu gi laata rek ba ñu daanee Angers ñaari bal ci benn Idrissa Gana Gueye jongantewul waaye Abdou Lahad Diallo moom jongante na Paris Saint-Germain am na ndam seen digganteeg Brest ñaari bal ci dara la ko daan terewul ñoom ñoo jël ñaareel ci classement bi Monaco dina bokk ci Ligue des champions bi saison bi ñu dëgmal Krépin Diatta jongante na ay bés bi waaye Fodé Ballo-Touré moom jongantewul Strasbourg ak Lorient ndam demul ndam dikkul ku nekk benn bit nga dugal sa morom Habib Diallo sax moo dugal bit bu Strasbourg ñoom wàcc nañ ci deuxième division ba noppi waaye ndam la ñu demalee Dijon moo daan Saint-Étienne benn bal ci dara Rennes ak Alfred Gomis ñoo daan Nimbu Moussa Koné ñaari bal ci dara ak Youssouf Sabaly titulaire Bordeaux moo daan Reims bu Boulaye Dia ñi nga xamante ne bokkoon na ci jongante bi ñaari bal ci benn Pape Matar Sarr ak Pape Ndiaga Yade ci boori Metz Bouba Camara ak Pape Gueye ci Marseille ñoom ñëpp bokkoon nañ ci ba ñuy tàmbali Metz ak Marseille ku nekk sa morom benn bit nga ko dugal Cheikh Ahmadou Bamba Dieng moom dugg na ci ñaareelu pàcc bi Angleterre foofee doon nañ jongante bëccëg bu mujj ci championnat bi waaye Sadio Mané moom ndam la ci àndal moo dugal ñaari bit yi may Liverpool mu am ndam seen diggante Crystal Palace mu Cheikh Kouyaté ñaari bal ci dara Nampalys Mendy ak Leicester ñoom dañoo waroon am ndam rek ngir mën a bokk ci Ligue des champions bi waaye mu jëwalu antu ndax Tottenham moo leen daan ñeenti bal ci ñaar Edouard Mendy moom ci ay gaañu la génnee gannaaw ba mu dalee ci poto bi Chelsea dafa daanu ci digganteem ak Aston Villa ñaari bal ci benn terewul ne Chelsea ak Liverpool dinañ bokk ci Ligue des champions bi Leicester rek Nampalys Mendy bokk ci Europa League Belgique foofee Youssouf Badji moo jël ndam li ak Club Brugge Pape Kili Diop ak Eibar dañoo wàcc ci deuxième division bu Espagne Salif Sané ak Schalke naka noonu ci Allemagne waaye ngir jeexal Naples bu Kalidou Koulibaly naqar la ñu àndal ndax beneen ndam dong la ñu soxla woon ngir dem ci Ligue des champions bi saison bi ñu dëgmal mu jëwalu antu ndax dañoo témboog Hellas Vérone ku nekk dugal sa morom benn bit. mu doonoon Cheikh Diop ci wërgal këpp gaynde yi foofee ca Europe Cheikh Sall kon mel ne lii moo gënoon fës ci xibaaru tàggat yaram gi. di ko jaajëfal Pape Malick Diaw si xibaar tàggat yaram yooyu loolu lay lafalaat ci jataay yi bii la xibaar jaajëfal leen mbokk ci teewlu bi ngeen jataay 19h45 lay doon si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Adama Anouchka Ba la total day wéne Cheikh Tanafal